yëgle kaay yi ay waay kan moom may àtteeg Chérif Dia vraiment Chérif sonal na ma. tu parles de retombées économiques quand Macky Sall yi la brodé bu orange rek doole. Russie ñoo ne la dañuy jaay brodé lii laay waxati Chérif ayca ñu dem ci l'observateur te nga ba ma. L'observateur dafa mel ni kon mbiram drogue ak ngànnaay la xëyee rawatina ñaari réew yi di Italie ak Inde kon ñi ngi teg pression Sénégal ngir rek gis nga ko bi ci njëkk muy lettre boo xamante ni état bu Italie bind nañ ko ministre de la justice ngir rek muy ngànnaay yi gis nga ko munition balu fetal la yoo xamante ni kon ñu ngi ko saisiroon ca port bu Ndakaaru ci ay conteneurs et puis tamit ku ne xam na ni vice président bu Inde mi ngi fii ci Sénégal di amal ngan moom Macky Sall laata muy dem ci Russie dalal na ko kon évoqué na fa kaawu ñeenti indiens yoo xamante ni kon dañ leen a jàpp rek ñoom dañoo dugaloon ci réew mi lu toll kon ci juróom-ñett ak lu toppas lëf ci ay tonnes yoo xamante ni hashish di xeetu sinébar bu bon bi nga xamante ni kon dugaloon nga ci réew mi affaire navire bi tamit di MV Eolica nga xamante ni tamit doyen des juges mi ngi ci wéyal enquête convoyeur ba am na loo xamante ni ci biir enquête bi wax na ko kon doyen des juges d'instruction bi ñu koy auditionné au fond du dossier ginnaaw loolu tamit ku ne xam na ni Macky Sall la ko yóbbu ca réew ma la juri si bokk na ci njëg yu cher yi dawlin naka noonu gis na ni nag kii jiite Sonacos di Mamadou Diagne Fada seq na waxtaan ak suñ naataango yu l'observateur jël nañ décision bu radicale jëm kon ci campagne agricole bi nga xamante ni ñu ngi koy waajal ndax nawet bi daanaka ñu ngi ci ba léegi aj ji tamit mel ni kon juróomeelu ponk islam bi démb kon voyage privé yeeg ñi nga xamante ñooy délégation bi am na ci waxtaan yoo xam ne ñu ngi koy am ba délégation yi def ci benn conférence de presse dafa mel ni rek kon package baa ngay gën a yegg jug na ba egg sax kon ci 5 millions de francs CFA ngir ñi nga xamante ni kon bëgg nañoo aji Makka ren ñu ñëw ci fait divers rek askan wi gis nga ko lii moom lu doy waar la ma nga xewee ca Tëngéej ñaari frère la yoo xamante daal dañ leen a jiiñ ne kon doon sàkku seen rak ju jigéen joo xamante ne am na fukki at ak juróom-benn ñoom egg ci kawam bañ na trop gis nga sax témoignage xale bu jigéen bi kon nee na commencé nañ di yegg ci moom booba kon fukki at ak benn rek la am te ñoom ñëpp kon ñoom neen la et puis tamit tribunal bu Thiès gis nga ko kii moom dafa melee gorom bu jigéen ba tax na rek kon mu daal di koy duma ba yóbbu ko urgence ay cours nag la ko daal di dóor muy ay gourdin ñu jàll ci enquête Chérif ñëw ci rek nga xamante ni kon mu ngi ko tuddee élection législative yeeg coow la ca nekk mu ne kon la république en otage ba tax na muy yeewee askan wekk Benno Bokk Yaakaar ku ci nekk yaa ngi préparé manifestation alarba bi ñu dëgmal muy juróom-ñetti fan ci weeru juin bi ba tax na kon gis nga ko société civile kuréel gi ak yu ni mel pak daal ñi ngi sàkku ci acteurs yi ñu daal di rek delloo si seen xel rawatina kon de la retenue société civile tamit bëgg na kon gis nga ko rek juróom-ñaari sages yi moom 8 sages la bind mais les 7 sages ñu daal di rek kon xool décision boo xam ne buñ ko jëlee daal élection bi inclusivité dina ci mën a am nit ñi mën caa bokk kon muy sàkkute fu société civile chiffre policier a ngi ni délinquance ak trafic kon ci atum 2021 démb kon waa police joxe nañ seen ay chiffres xam naa ci kanam sax dina ñëw gën koo yaatale et puis tamit gis nga ko vaccinopole ba nekk ca Diamniadio Institut Pasteur ñu tuddee ko Madiba lu toll kon ci 300 millions de doses yoo xamante ni war nañ ko faa produire par an et puis tamit festival jazz tàmbali na démb ca Ndar. ñu jàll ci le quotidien Chérif. gis nga rek mu tuddee ko ba léegi rek lutte contre l'insécurité transfrontalière mu tuddee gis nga ko l'État ferme les mailles ca jamono jooju gis nga ko rek am na ay nouvelles brigades yoo xamante ni ku ne xam na ni kon au commandant de la gendarmerie mu nga ca foofu sax ci diwaan yu toll ni kon Kédougou Xosanto Mako ngir daal di fay ubbi ay brigades yu bees ci jamono jooju police tamit ñi ngi publier les chiffres de la criminalité atum 2021 ñaar ñi joxoon nañ ay lenge démb muy kon Marie Khemesse ak Abdoulaye Diouf Sarr passation de service rendu la ko daal di tuddee ndax soxna si delloo nañu ko Abdoulaye Diouf Sarr daal di assumer na ñoom ñaar daal lu fa nekk ñoo ko fa defandoo ca jamono itam Thierno Lo respect décision justice yi mi ngi woote rek Thierno Lo gars yi ànd ak seen xel di ci méngoog ñoom. quotidien national Le Soleil. centre de production de vaccin de Diamniadio mel ni kon Institut Pasteur bu Dakar daal dinay obtenir lu toll kon ci 50 milliards de francs CFA démb kon ñu nga woon ca Diamniadio ñoom ak seen ay partenaires ca jamono jooju président Macky Sall tam gis nga ko wàllu wér-gu-yaram ba léegi rek jël na en charge bateau hôpital bi naan kon Merchiship bi nga xamante ni accosté na fii ci Sénégal police a ngi ni tamit ak seen i chiffres gis nga ko état de la criminalité ak délinquance beeg yu ni mel daal dafa mel ni kon am na bees boo xamante ni am na ci de 19% ci at mi nga xamante ni kon mooy année bii ñu génn et puis tamit édition bi nga noonu Fiara bi tàmbali na ci jamono tamit wàllu musique ña nga ca ak festival bu jazz. Libération ñëwaat ci leneen. mbiram Astou Sokhna ba léegi kon am na lu ci bees buñ sukkandiku rek ci yéenekaay bi ba tax na kon ñu daal di relancer le dossier li ko waral mooy borom këram ak tamit yaayu xale bu jigéen bi déposé nañ plainte avec constitution de partie civile pour non assistance à personne en danger homicide volontaire faux et usage de faux gynécologue bi ak direction
hôpital bi tamit kon ñu ngi leen di viser rek ci plainte boobu et puis bu ñëwee ci wàllu contentieux ak fisc bi dafa mel ni kon kër gi di Nestlé kon coincé nañ ko lu toll kon ci 2,4 milliards de francs CFA ñu ngi leen doon xam lu wàllu sécurité ak gendarmerie yi nga xamante ne kon ñu nga ca sud-est du pays ngir dafa ubbi ay brigades yu bees ci jamono tamit police gis nga ko ay individus yu ñu defee la toll na kon ci 15 189. Tribune Chérif. ak société civile démb kon ñi ngi doon def conférence de presse ñoom ñi ngi teg pression les sages du conseil constitutionnel ngir rek dogal buñ mën a jël muy dogal boo xamante ni xëy na dina indi jàmm ak apaisement kon fii ci dëkk bi démission défection ak dénonciation mel ni kon Yewwi Askan Wi à l'heure du déclin dafa mel ni kon daal Yewwi ma ngay waaj a tas buñ sukkandikoo ci boobee journal épidémie cérémonie passation de service kii di soxna Marie Khemesse moom nee na elle est comptable du bilan de Abdoulaye Diouf Sarr. ñu jàll ci Walf Quotidien. ñëw rek ci gis nga ko dund gi ni mu chéré ñàkk kaaraange tension économique sociale ak politique dafa mel ni daal Sénégal ak tamit gis nga ko cocktail explosif pour Benno ak rawatina kon ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy majorité présidentielle bi ndax rek li fi nekk ci dënn yi war a jógee bi tamit gis nga ko Nicolas Sarkozy voyage yi nga xamante ni Macky moom dem ca Russie ak tamit moom mii di Nicolas Sarkozy dafa mel ni am na loo xamante ni ma ngi ko joy def et puis tamit Marie Khemesse kàddu yi nga xam ne jëkkati ni ko jël fi polémique ndax moom nee na endossé na bilan kii di Abdoulaye Diouf Sarr moom wute ca ministre de la santé ci jamono jooju muy benn adversaire au Sénégal gis nga ko rek expérience tamit Lions yi ñu ngi koy xaar ci ñoom. ñu dem ci les échos. ñëw rek ci li nga xamante ni kon mooy ambiance d'entraînement hier dafa mel ni kon ñii di supporters yi daal am na lu ñu sàkku ci Sadio Mané na jóge Liverpool dem ca Bayern ndax daal waa Liverpool fonkoon ko wégun ko démb daal moo nekkoon kon bëggeelu ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy supporters équipe nationale bu Sénégal ci jamono ji sëñ Iliman Ndiaye mi kon intégré na équipe nationale bu Sénégal ñoom Demba Seck gars yi tamit entraîné nañ Aliou Cissé kon mi ngi travaillé rek ak tamit wàllu atelier yi kon ci bii ngir ñu gën ñu am efficacité accusation yi nga xamante tamit gis nga ko Tahirou Sarr journal bi ñëw na ci procédure yi ñu jàpp ne kon seetal na deram et puis tamit Marie Khemesse ma nga ca yéenekaay ba moom it. Las moom. directeur général police am moo nekk ci xëtu yéenekaay bii di Las kon 15000 personnes yoo xamante ni déféré nañ leen ci atum 2021 et puis tamit gis nga ko chiffre infraction ak wàllu criminalité journal bi daal dina ci ñëwaat ci jamono sant bi dina yëngatuwaat ak waa F2S yi nga xamante ni tamit bëgg nañoo amal grève bu 72 heures muy loo xamante ni yéenekaay bi ñëw na ci nam gën a yaatoo. bés bi le jour. ci bés bi le jour ak société civile bi nga xamante ni gis nga ko rek ñoom it ñi ngi sàkku rek ci sagesse ci jëm kon ci conseil constitutionnel su ko defee recours yi nga xamante ni normalement suba lañ leen war a vider jëm ci kaawu Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi ñu xool rek naka lañ def ba kon jàmm mën a amaat et puis ca jamono jooju waa Mali fermé nañ seen espace aérien ba tax na kon xalif général Niassène démb mujj la ñëw fii ci Dakar ñu koy xaar moom Cheikh Maye Niass mujj naa fanaan fële ci Niamey chiffre police yi kii di tamit Matar Sylla gis nga ko nekkoon fi ancien directeur général bu RTS ba ci sax kon Marie Khemesse dafa mel ni kon tour na ay rongoñ démb les larmes de Khemesse. Vox Populi Chérif. criminalité police kon tendance baissière bu ñu sukkandikoo ci police daal ñaawteef ak yu nu mel daal wàññeeku na fii ci Sénégal ba ci 2,19% et puis tamit ñoom it taux yi daal en tout cas fu problème amee saafara daal nag 99% la mel ni kon daal ñoom jàpp na ni seen bilan bi bilan bu positif la ci jamono jooju xeex inondation yeeg gàttandu ko ministre boobu mi ngi wéy li nga xamante ni kon moom mooy ay tournée di Serigne Mbaye Thiam. ñu jàll ci les témoins. ba léegi ak police situation sécuritaire fii ci Sénégal en 2021 kon police n'a laissé aucun répit ak malfaiteurs yi maanaam daal defkatu ñaawteef yi ak samba boo yi ku ci def naka sudul noonu police nee nan ñoom taxawoon nan taxawaay boo xamante daal gàntal nan seen ay pexe ci jamono jooju gis nga ko rek gis nga police ak li nga xamante tamit mooy BICIS dafa mel ni am na loo xamante ni quand même ñoom waa journal bi bindoon nañ ko dem ba daal di ci def kon la BICIS n'a pas encore kii jënd waa Vista jëndagun li nga xamante ni mooy BICIS contrairement ak li journal bi xëyee demo fii ci ñoom waa Le Témoin. Sud Quotidien ba tey ak chiffre police. ak chiffre police ci la daal di ñëwaat tamit ak tamit société civile bi nga xamante ni ñi ngi sàkku rek ak dal ci géopolitique bi. tàggat yaram record. record historique kon Sénégal yi nga xamante ni mooy seen diggante ak Bénin dafa mel ni juróom-benni match lañ football Sénégal moo gagné waaw juróomi match dafa mel ni kon avantage Sénégal la. Rwanda démb dafa neutral donc dafa niil ak waa Mozambique deuxième match bi sa Sénégal day dalal ñii di waa Rwanda kon mardi prochain la fa li nga xamante ni mooy stade bu Diamniadio Sadio Mané ngi nii moom it dafa mel ni
Boulaye Diagne ci yéenekaay bi ak Abdoulaye Seydou Sow vice-président bu fédération bu football. stade ba tey football. waaw daal di ñëwaat rek ci li nga xamante ni kon mooy écurie yi nga xamante ni kon peuvent-ils s'inquiéter maanaam tiit ñoom waa Bénin yi nga xamante ni comme ni ñu ko waxee Sénégal saa yu ñu footballé ñoom ñooy gañ. Et puis tamit mercato dafa mel ni Bayern ak Paris Saint-Germain ak Real Madrid ñoom ku ci nekk daal am nga yéene am attaquant équipe nationale bu Sénégal. ñu jeexal ak sunu lamb. Boy Niang ak 2 mi nga xamante ni comme gis nga ko rek présent Eumeu Sène absent Ama Baldé s'envole pour la Gambie conclave bi nga xamante ni 200% Pikine la kon dafa mel ni mujjul am. merci beaucoup Chérif da nga ñu indilaat beneen muy les échos par exemple ndax tey bëri na les échos wala Vox Populi sax wala les échos am na journaux voilà Vox Populi moom moo gën a détaillé Alaaji Malick démb gis nañu police dañ doon joxe xayma yi tukkee ci atum 2021 muy wàllum intervention nit ñi ñu teg loxo ci xeex sinébar ak criminalité et tout malgré chiffres yooyu yëpp Alaaji Malick dafa mel ni sénégalais ñoom dañoo jàpp ba léegi ne ñàkkum kaaraange mi ngi am fii ci Sénégal naam sax nee nañ diggante 2021 ak 2020 xayma gi dafa wàññeeku bu baax. waaw jërëjëf Naata li ñuy tàmbalee rek d'abord mooy delloo njukkal suñu force de défense et de sécurité rawatina waa police ci liggéey bu rëy bi nga xam ne ñu ngi koy def donte mission bi nga xam ne moom lañ leen sant muy kaaraange askan wi ak seen moomeel ak seen alal ak lu ni mel par rapport ak moyens yi nga xam ne moom la ñu disposé xëy na méngoowul mais seen xereñteef tax na ba defkatu ñaawteef yi ñoom nelawatuñu li ñuy wax ne la peur a changé de camp mais chiffres yi buñ ko publier ci at mi wala ci jamono jii ñu toll dafay xaw a indi tuuti jiixi jaaxa ci xelu askan bi parce que sentiment d'insécurité bi am ci jamono yi ak crime yi nga xam ne dafa marqué esprit yi dafa bari ba tax na bu ñu nee crime yi wàcc na nit ñi dinañu xaw a jaaxle tuuti mais jaaxle bi en fait c'est par rapport à la période mooy moment bi ñu nekk nii mais 2021 bu ñu fàtte ni chiffre 2021 la ñu publier mais li xew nii jamono ji ak rey yu bari yi nga xam ne chaque jour nga dégg jam na ko rey na ko ak yu mel noonu loolu ci 2022 bi bilan 2022 bi lay bokk mais lu ci munti ab rek mooy ku fi def ñaawteef Naata ay waxtu ngay toog rek ñu ne la police jàpp na donc loolu day wane vraiment que suñu police bi dafa bokk ci police yi dàq enquête dafa bokk ci police yi gën a xereñ rawatina nag wàllum sinébar Thiès ñoo jël raw gàddu gi Yambaaja fa la lëmbee Kolda topp ci Ndakaaru jël troisième donc mel na ni ci wàllu chiffres yi li ñu jàpp ci jaaykati yamba ak sinébar ak lu ñu mel bëri na li ñu jàpp ci defkatu ñaawteef bëri na mais jamono ji moom wax dëgg yàlla li ñu mun a wax mooy ci 2022 bii sénégalais yi sentiruñu nit ñi ngi en sécurité ndax crime yi bari na loolu nag beneen taxawaay la bu nga xam ne police war na ko def wala beneen forme de communication pour wax yan matuwaay la ñu jël pour askan bi bu ñu tëddee mun a nelaw mais fi mu ne kenn nelawatu. Marcel Farba Maodo. waaw c'est un petit peu comme les indicateurs économiques bu ñuy wax ay taux de croissance en général la concrétisation ne reflète pas en fait li nga xamante ne moom mooy indicateur économique yi en général. Police nag liggéeyam rek lay def donc dafay rendre li nga xamante ne moom mooy ay chiffres yi mu jàpp ne moom lañ jot a réaliser comme ni ko Malick Thiandoum waxee ce sont des chiffres yi nga xamante ne c'est en 2021 que ça prend en compte quand on compare ak 2020 donc li am actuellement méngoowul naturellement ak li nga xamante ne moom mooy chiffre yu police génne toujours est-il que daal concrètement li population yi sentir jamono ji mooy que kaaraange gi ñàkk na. comme ni ñuy gisee ci image bi voilà c'est ça benn vol à l'arraché gis ngeen ko. soxna si di dox ñu siif xëcc saagam bi yéeg ci scooter yi. exactement voilà il faut dire aussi Marcel que caméra de surveillance yi aussi même bu fekkente ni voilà ça appartient à des privés. ñu ngi ci am solo bu baax a baax moom mooy voilà c'est ça voilà donc parce que il y a pas que cette scène là qu'on voit am na ay scènes yu bëri yoo xamante ne caméra de surveillance yi ñoom ñoo koy révéler maintenant il faut faire des suivis par rapport à ce genre de situation là xool comme ni ko Malick waxee itam suñu police bi xarañ boo xamante ne bu ñu bëggee topp ba xam kan mooy coupable dañ koy def donc je pense que te ñu ngi koy def voilà donc sukkandiku ci genre image yu mel ni pour mën a gën a wóyal enquête itam dina ci am solo trop. Chérif c'est assez traumatisant déjà soxna si oto ma ngi nii soriwul sax déjà voilà. lii du Bogota du les favelas de Rio de Janeiro Dakar gii la xewee. ça s'est passé le 19 mai. mi ngi ni 2022 c'est ça à 13h51 minutes maanaam en plein jour. maanaam heure bi waxtu bi nga xam ne nit ñi dañuy dem ak a ñëw. dañuy dem digg Ndar leer nañ bëccëg Ndar ka am fii ci Dakar lu muy loo xamante ni gis nañ ko Sénégal moom léegi presque
des fois da nga ci gis yoo xamante sax vraiment c'est du grand banditisme yoo xamante am na fi. Oui, la police a sorti des chiffres am na solo trop il faut quand même applaudir et cetera les encourager mais comme ni ko Marcel waxee perception bi moom looloo ci gën a am solo te li gën a mën a dalal xel nit ñi mooy fexe ba seen perception change maanaam le sentiment qu'on a mooy nit ñi nekkatuñ ci kaaraange te loolu dëgg la te tamit li koy firndeel mooy ak li nga xam ne dañ koy posé am na ci ñoo xamante ne ñi ngi yor seen i paaka di intimider nit ñi ñi ngi sàcc ci digg bëccëg ndargam gis nga la xew ba ginnaaw raay ba askan bi ñoom ñoo dem di fajal seen bopp parce que am na ñu ay sàcc yoo xamante ni dugg nañ ci gerte ga jël xar yi jàmbur bëgg leen a fees ba donc muy loo xamante ni comme foofu la Sénégal toll tey donc police dafa war a gën a ak muy gendarmerie continuer li nga xamante mooy dalal xel nit ñi pour ñuy nit ñi nag am sentiment dañu ngi ci sécurité seen présence moom des fois nag am na terme boo xam da ngay utiliser kenn waxul ne citoyen bu nekk da ngay jël ab policier wala ab gendarme mu teg ko ci ginnaaw mais quand même am na ci ay zones yoo xamante ni réew yu bëri même foo mën a gis booy dox des fois nga gis ab policier taxaw ci yenn axe yi même bu dul patrouille dina dalal xel nit ñi nga xam ne bu problème amee nga ñëw boole ko parce que am na beneen image boo xam ne ñu ngi koy partage ci réseaux sociaux wala dissuasion sax waaw mooy loolu mooy présence voilà c'est ça bu ñu gisee takk der yi au moins duñu ñemee def yenn loolooy présence maanaam am na ci axe yoo xamante ni police même du rek ci commissariat yi lañ war a nekk et cetera waaye moom image bi ñu koy partage ci réseaux waa ji mi ngi yor paaka ci école musiba mënoon na fa am bii di bëccëg ndar ka am la xëy na bu doon ci yenn axe yi police dina fa taxaw danañ ko mën a boole ñu jàpp ko parce que am na ñoo xamante ni seen ànduñoo ak seen xel war ñu nekk société bi danañ war a jàpp faj leen donc mooy loo xamante ni je pense que moom lañ ci war a gën a góorgóorlu en tout cas ci présence bi nga xamante ni quand même muy police ak gendarmerie war nañ ko gën a góorgóorlu mais li ñu gis mooy des fois bu problème amee rek ñu def patrouille yoo xamante ni on appelle la presse et cetera après nit ñi fàttewaat ñu delluwaat ginnaaw donc muy le ministère de l'Intérieur ba ci ñi def donc war nañ gën a góorgóorlu ci loolu ba perception bi en tout cas nit ñi def seen xel ne quand même on est en sécurité. waaw bëggoon ci yokk lu seet rek ndax contexte bi ñu nekk l'approche de la tabaski on sait bien que les armes blanches circulent c'est ça circulation armes donc loolu tamit je pense que il est temps que ñu réguler ko gën ko xool gën ko nemmeeku force de défense et de sécurité yi tamit ñuy veiller au grain pour que l'irréparable ne se produise pas justement. Cher Marcel a soulevé voilà une question très importante ndax ci jamono tabaski bi ngay gis nit ñëw di fëgg sa vitre wala di ñëw ba tiim la ak jaasi beeg paaka bi muy circulation arme blanche. non c'est vrai que loolu moom dalul xel quoi comme ni ñuy wax rek soo koy gis même si suñ la agressé wul sax yow. am na ñoo xam ne dañuy jaay mais comme am voilà tu te sens en sécurité parce que nit mën na ñëw nga toog sa oto mu tiimal keesu paaka wala jaasi di la wan jël si di la wan nii tout ça loolu je pense que kiiwul mais aussi comme ni Chérif wax je pense que perception bi moo am solo police foog ñu bàyyi aussi communication bi parce que c'est vrai que dinañu fësal seeni activité li ñuy def mais je pense que le plus important mooy nit ñi sentiral ko seen bopp gisal ko seen bopp moom moo gën ñoom li ñëw toog di ñu wax ni lii am na def nañ lii ba lii wàññeeku na parce que su wàññeekoo je pense que population bi ci seen bopp ñoom ñoo koy xamal seen bopp xam nga image bi ñuy wane nii parce que c'est très difficile comme que li ñuy wax mënoo teg derrière chaque personne benn policier mais da ngay xool dans les pays du Maghreb là soo fa demee da ngay dem sax ba ni yow da nga nekk ci régime. c'est des états policiers. régime policier nga nekk quoi parce que da ngay ay takk der rek ñoo ngay gis ñuy circuler ils sont partout ba loolu fii nag soo fi ñëwee bon tu te dis mais attends ñun est-ce que sunu force de l'ordre dañoo nekk en sous-effectif wala dañ leen yóbbu fu ñu war a nekk wala dañ leen denc ci caserne yi je sais pas. mais normalement war nañu gën a am présence ci biir dëkk bi. une présence dissuasive. présence boo xamee ni dina dissuader ñi nga xamee ni dañoo bëgg a def yenn ñaawte parce que fu ñu tourner teg leen bët. et en plus aussi et en plus. newul ñoom rek ñoom ñoo mën a xeex en sécurité je pense que paramètres yi bari na yokk prison yi parce que fii ñu ngi fiy libérer ay agresseurs parce que dañoo amatul place ci kaso yi tout ça yooyu yëpp ay paramètres la yoo xam ne ni lu ñu war a taxawal la mais du police moom moo ñëw rek éradiquer phénomène. et puis askan bi il faut ñu jàppale force de l'ordre parce que comme ni ñu ko waxee mënuñu nekk fépp mais la culture de la dénonciation ñun moom la ñu amul maanaam boole. gis ni Chérif mi ngi ci koñ bi di fi def naka sudut noonu ma woo police
loolu la ñu war a cultiver suñu diggante ak policier wala nit def ñaawteef ñu koy làq loolu la ñu war a bàyyi. mais El Hadj Malick yenn saa yi du question dañuy dañu amul culture mais xëy na dañuy ragal parce que boo nekkee ci koñ boo xam ne am na groupe boo xam ne mu leer na leen ñi ay agresseur la ñu ñëw di taal benn moto di ko sàcc di yóbbu doo fa ñëw di woote ñu xam ne yow ci koñ bi la voilà doo leen boole yaa ça aussi mais culture dénonciation Malick li ma lay wax noonu collaboration am na ay koñ yu bëri yoo xam ne nit ñi dañ fay toog di toog ay yàmba mais ñemewuñoo woote di boole voilà mais nag xam nga il faut que askan bi di jàppale police ci liggéey bi comme je l'ai dit police mënuñu fu nekk ñu nekk fa mais ñun aussi fu ñu nekk sentir ni suñu sécurité dafa menacé wu war nañu mën a rocceeku ndànk informer police de manière anonyme mais Malick loolu c'est un cadre global moo tax ma ne même les collectivités locales war nañ ci dugal seen baaraam muy li nga xamante ne surtout les maires yi ak chef de quartier yi nga leen jox ay moyens parce que chef de quartier yi am xëy na amuñ salaire wala lu mel ni leen gën a encourager parce que ñoom ñoo xam même ak imam yeeg les religieux yi nga xamante ni suba teel géeg et cetera ñoom ñooy dem ay juma des fois ñoom la daje ak ñenn ñi nga xamante ni xëy na ñoom ñooy sàmbaabo yi war na leen mën a identifier pour collaborer ak comme ni nga waxee force de défense et de sécurité te ñu bañ di leen làq voilà ñu bañ di leen làq parce que la présence moom ci nga xamante ni mooy ci yenn barab bi moom mënul ñàkk absolument en tout cas di jaajëfal bu baax a baax FDS muy force de défense et de sécurité yi léegi dañuy jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde